What up guys? What up guys? What's up everybody? Sama guy. Before going further, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I come from Senegal, West Africa. You see my town, the Kumam Kumbalamba. Pap J Ibrahim Ndo Musa Faumane, Dagul from Belgium. The come Mamadou Lay. By the way, bala may fat, dam legi ben geste mo marqué. Joy na tegge numéro man quoi. Dam ben maire numéro quoi. Mais maire bi ni su fekkon dafa yor rew mi man gëm na Sénégal dina développer. Maire bi yërmande kessa la. Maire bi dama romb ci yor ay bol man xamé fo jëm mu ma li de dama koy yobul prisonniers yi nek rebeus. Oh shit. Si ansel keur bu nek rek ben bolu ci da gëna fa dem rebeus. Kon tay prisonniers yi ñu fiesta rek. Maire bobu non mo faté la turum quoi. Mais yaay boy, pneu bi rouler bu mu rouler rek yalla nek wërseuk. Yaay boy, yalla nga am building aljana quoi. You know what I'm saying? Okay. Yalla nga am building aljana. Essentiel. Yalla nga am building aljana yaay boy ay gratte-ciel nga am ko aljana. Non maire bi nit aljana la sa njabot yalla na barkel maire. Mon maire ya bax et une pensée aux prisonniers. Keur bu nek buñu gënon ben bolu ci rek yobu ñi yobu rebeus yobu campénal ñi yobu kutal ñu xif dina wañé ko quoi. Maire bobu billahi maire oh maire content na té sama tay joy na sama xol joy na xol bu joy sa gëna metti mais dama non maire bi daare rar la ma def na xef nit ñoo ñu amatu quoi tu vois. Maire yalla la yalla sam. Yalla nga am ay keur fu ne am ay gratte-ciel fu le aljana. Tu vois maire bu baax nga quoi jël taxem tek ci ay bolam ya boy fo jëm taximan bi moma ko wax de taximan bi ne oh man koy waxal non maire bi la wax man ko wax ak maire bi ah maire bi kay da baax rek maire bi ne ma li yépp la koy yobbu quoi si man nga ki kay waxuma daare rar ki di daare espèce en voie de disparition yalla ko yalla sam maire bu sam njabotam may kay gratte aljana pour pneu bi roule bu mu roule rek yalla nek 1 million d'euros sama gars yi lo nan sarax ñew tay sama sujet du jour moy lan je vais parler de Macky Sall et ses lampadaires moy lampe solaire yi gars yi tek lampadaires yi te bu také moy lolu quoi donc buñ ko indé c'est une très bonne chose hein on n'est pas juste là pour critiquer c'est une très bonne chose mais c'est une chose bo xamni on aurait dû l'avoir depuis 1987 ou 1990 parce que Afrique musul manquer soleil toi be bu courant de couper fi dina tax courant de couper j'ai vu parce que on a le soleil mes chers mes frères am nañ soleil tu vois mais ce qui me fait mal moy soulagement bi ak mbekté mi ak nit ñi manam tay ji lolou dafa nek ben xamul mu ne dafa melni dal essay dafa melni keur go xamne tay yalla pa bi dafa neew doole ñu tok yag daaw ñu man duñu lek duñu manger à leur faim les keur go non su pa bi dalé ci ko bay ni ginaar gis nga atmosphère bi keur gi am gété bi ah tay ginaar lañ togg buñu défé lampe yi sentiment bobu la sénégalais yam parce que moy dama wax sama texte dañoo dëkk ci lëndëm yag ci lëndëm ba fogg né leer amatu parce que suñu dirigeant ñom tek ci lool dañu tek ci lëndëm tek ñu ci lëndëm ba nga xamni dañu fogg ni ñun leer amatu deuxièmement ñun dañu dëkk ci xiif ba xamu ñu ndax sour am xamatu ñu ko sax parce que ñu ko tam li naan dëkk dañ ci dëkk ba dal di koy tam dañu dëkk ci xiif ba xamatu ñu ndax sour am dégolé mo dé dëkk ci ay fen ba faté né dëgg am na ay dirigeants yi ñuy fen every day all day dañuy fen ba bo leen politiciens ñu ñom def fen rek ba xamatu ñu dëgg am na té le malheur moy lan buñ démé ba am ku melni comme ku indi dëgg ku melni Sonko duñ ko duñu gëm koku non parce que dañ japp on met tous dans le même on les met tous dans le même sac li nane poto sambo mamam moko yaxal poto sambo bi xalé yi tok di ginaaw kër mamam moko yaxal ndax poto sambo bu bes bi nga ci defalé ginaar doko lek ki la kay yakal da nga nan ki dama yeb utum may jekkal ci poto sambour pourtant poto sambour bu bees la jënd defal la ci dé mais mamam moko yaxal bo xolé ay mamam lañ ci daan def rek do bëgg bi ni muy politiciens yi ak Sonko ils ont tout gâché motax dañ dëkk ci ay fen ba gëmatuñu né dëgg am na motax bu Sonko ñëwé sax moy lool nonu quoi tu vois légui man je comprends DJ Awadi dama koy paraphraser quoi Awadi néna on vit le mal tellement qu'à la limite ça devient banal moy limay wax ni on vit tellement le mal qu'à la limite ça devient banal dañoo nek ci ñak ba tay ji manam ñu jappatu ñu dara moy lima la wax rek nek ci lëndëm dëkk bu lëndëm amul lampe bu leer ñëwé rek bu ñu tégalé lampe rek fet lay doon parce que tamuñu ko tu vois dëkk ci ay xiif manam tamuñu manger à notre faim tam di tabataxé ba bu man tay ji sé gëmuñ né ëlëk mëna ñëpp mëna nañu sour duggu ci select di manger à leur faim autosuffisance tamuñu ko parce que dañuy dëkk ci xiif bëggatuñu ko dëkk ci ay fen bëggatuñu dëgg motax j'aime beaucoup cette phrase de DJ Awadi on vit tellement le mal qu'à la limite ça devient banal té lolu likoy mom la leen taggo tay ji short vidéo lay doon lima la koy taggo moy manam tay ji xolal tay Afrique li ñuy dund bobu légui après depuis 1960 avant indépendance ba légui li rek lañuy dund inondation saa bu tawee duñu génn ñuy taa sama yaay loolu dund
man loolu laay dund boo xewee sama ñàkkee fayda teguñu fi Sonko gis ay plan d'assainissement samay sët loolu la ñuy dund détournement luubal mais tey la gën a grave parce que bu njëkkoon bu nit dëppee kees 5 millions wala 3 millions dañu naan 3 millions mais léegi xoolal ay 1000 milliards ngay dégg ay 1000 milliards ngay dégg loolu ka nekk détournement santé bu baaxul soo feebaree doo faju loolu fi am ba léegi Afrique de dama fi doon nekk chômage jeunes yi amuñu liggéey ba léegi moo fi nekk man saar bi bu doon saar alxuraan bu fekkoon lii saaru alxuraan la damay gëm ma di katari beneen bi mooy lan mirage de l'Europe pour yow boo tukkiwul doo am suivre nekk des suiveurs suñu dirigeants yi nekk ay suiveurs tu vois gouverneur France saa su ne loolu mooy Afrique tu vois ndox l'eau est un luxe ndox bu tëjee ñu tëj bi na tëjee na yeewu 2 heures du matin di root moo fi nekk te bien vrai que sax ndox mi loolu yàggul de parce que ndox mu kii woon na ba gars yi bu robinet mbedd amoon na mais léegi robinet mbedd amoon donc l'eau est devenu un luxe l'internet un luxe et j'en passe mën naa koy citer di ko citer donc li ma bëggoon wax rek mooy maanaam tey jii le fait que lampadaire yooyu ñëw ñaan ngay léegi kay weer dama gis la def na fi loolu suñu dañu ko war a def ñoom li leen fi teg bu ñu def ko te war nañ ko def bu yàgg bu dul woon li ñuy sàcc ak mal gouvernance war nañ am ay lampe yu leer am ay hôpitaux de haut renommée kenn dafay matu di dee kenn dafay problème mu dialyse ñi ñi di faju di jàngi parce que dans les pays développés c'est ce qui se passe dans les pays développés mais mooy li ma lay wax rek dañoo dëkk ci lëndëm ba xamatuñ ndax leer am na dëkk ci xiif ba xamatuñ ndax suur am na dëkk ci ay fen ba xamatuñ ndax dëgg am na sama gars yi loolu laa leen tàggoo quoi dóor leen cloche bi sama kanam bu ñaaw génn maa la la woon the best channel on via YouTube mooy loolu quoi bëgg naa yéen ñëpp sama abonné yi ki njëkk a ñëw bu ki mujjee gën ay ñëwaat